Chérif tey jii ci alxames gi yëglekaay yi li ñu xëyee tey ñu tàmbali ak l'observateur. L'observateur tiis wa nekk ca Médina siège journal ba ci la ñëwaat gis nga ko muy bilan tragique boo xamante ni immeuble bi mu daanoo soxna si bokk na ci ñàkk seen bakkan muy Mama Rokhaya Dieye fukki at ak juróom-ñaar la amoon gis nga ko moom ci escalier yi kon la ñàkkee bakkanam muy loo xam ne lu tiis kooku doon dimbale it mujj naa wàcc liggéey buñ sukkandikoo ci journal bi daal di ñëwaat également ci dossier bi nga xamante def na ko ci VIH sida muy expérimentation boo xam ne fii ci Sénégal boo sàgganul daal dén rek raaf jàngoro ji fii ci Sénégal li ko waral mooy traitement bu efficace boo xamante ni daanaka rek patient yi buñ ko commencé jëfandikoo ci juróom benn weer kon mën naa fexe rek kon virus bi daal di tàqali ko ak ñoom journal bi daal di ñëwaat également ci élection locale législative yi ni xaar kon dimanche la fanweer fan ak benn ci weeru juillet am na nag loo xamante ni lu ci bizarre la ci scrutin boobu bokk na ci kon système bi nga xamante ni daal dina défavoriser coalition yeeg rawatina kon ñi nga xamante ni daanaka confortable lun daal ci wàllu voix maanaam moins de 50% des voix yoo xam ne daal mën nañ koo am ak tamit li nga xamante ni mooy plus forteresse bi ku ne xam ne ni daana dem ba moins de 50 000 voix ren nag daanaka boo amul 60 000 jàpp 70 000 voix mën naa am doo am ab député ci yooyu élection rawatina kon ci liste proportionnelle Pape Mamadou Seck ak force spéciale bi mel ni kon rek démb mer na ba nga xamante ñu ngi koy auditionné fële ci sûreté urbaine bu Ndakaaru am na tamit ay yoo xamante ni mu koy weddeek nee na sax day plainte ak yu ni mel moom moo gisee lu ni mel et puis tamit ñëwaat rek ci gis nga ko combat beek Gris Bordeaux ak Balla Gaye seen état de forme révélation bi daal dina woon ci dafa mel ni daal gars yi tiit nañ ci seen taxawaay gis nga ko rek Omar Diagne Omez ex coach bu Tapha Tine moom am na loo xam ne wax na ko neen daal ils n'ont plus cette force naturelle pure maanaam la doon xaat ñoom Malick leen fi doon jàng démb daal mbëri li ñu wane daal ci doole dalut xel. enquête moom Chérif xëyee ci politique. waaw muy côté charme bi nag gis nga ko am na ñoo xam ne nag gis nga ko les accotéants de la campagne muy soxna yi nga xamante ni gis nga ko rek ñoom wane nañ daal seen ak taar ak seen ak xarañ bokk na ci gis nga ko muy Aminata Touré xel-xanam bu bees muy Mimi Touré kon comme on l'a jamais vu moom gis nga ko ma ngay fecc di ànd ak nit ñi bokk na ci Victorine Ndeye mi nga xamante ni gis nga ko débat bi mu def ak Guy Marius Sagna ba ci Maïmouna Bousso moom mi nga xamante ni kon ma nga ca Yewwi mooy attraction bi sax ji Yewwi moom soxna Maïmouna Bousso moom journal bi tey foofu la génne et puis tamit ralliement à Yewwi Askan Wi Mary Teuw Niane gis nga ko muy recrue de taille buñ sukkandikoo ci journal bi et puis Fadel Barro mi nga xamante rek mi ngi woote ñu daal di sanctionné waa Benno Bokk Yaakaar. ni campagne bi ak le quotidien. waaw moom campagne des transhumants la ko daal di tuddee gis nga ko bunt bi ak naataange askan wi moom gis nga ko les grandes perdantes ñaari coalition yi ndax rek crise bi nga xamante ne moom miine yooyu coalition ca jamono jooju Benno ak Yewwi tamit gis nga ko grosse bénéficiaire ndax boo xoolee gis nga ko ñaar ñi ci kaw muy Mary Teuw Niane mi moom dem na ca Yewwi Mayoro Faye moom it gis nga ko jóge na wàllu daal di dem fekki Benno sëñ Mansour Sy Djamil ak sëñ Cheikh Mbacké Doli mi ñoom it daanaka dem nañ fekki Benno Bokk Yaakaar ñi ngi bokkoon ci intel coalition boobu ci jamono jooju gis nga ko rek muy OFNAC ak foncier bi gis nga ko li nemmeeku daal mooy suuf si wàllam foncier bokk na ci secteur bi nga xam daal fa la corruption ëppee buñ sukkandikoo ba léegi rek ci loolu ñu taxoon ci Ahmed Aïdara muy tamit daal dinay déraper ndax daal violence jëmale ko ci média yi moom moo ko def moom mi nga xamante ni mooy maire bu Guédiawaye nekk ab journaliste moo xamante lu yéeme la. Le soleil daal di ñëwaat ci pension de retraite yeeg yokk gën ci yokk muy 10%. démb nag gis nga ko président Macky Sall doon na da association des retraités yi muy mesure généralisée et puis tamit gis nga ko ba ci sax soxna yi nga xamante ne ñàkk seen borom kër yu ni mel bokk nañ ci ñi daal di bénéficier lu ni mel et puis tamit gis nga ko Ndakaaru ak sa région ba Thiès mooy wàllu conflit foncier ak jafe-jafe daal fa la ëppee buñ sukkandikoo journal ba of nag ñoom ñoo def boobee rapport. beneen xibaar la Libération. Libération moom daal di ñëwaat rek ci li nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci muy ay fële président bu Turquie di Erdogan moom dafa mel ni day traqué sax ñi nga xamante doonoo jàpp ni doonoo jege ki nga xamante ni kon mooy Fethullah Gülen fii ci Ndakaaru am na ci koo xamante gis nga ko depuis le 29 juin 2022 Toufane Fayzi Nizamogoul mi nga xamante ne rek gis nga ko ñu ngi ko détenir ci division des investigations criminelles après benn arrêté d'expulsion boo xamante ni daal ay mesures administratives la ngir daal di koy delloowaat dëkkam document bi tamit li mu wax mooy am na beneen compatriote am muy Emre Bachakaya mi nga xamante tamit moom ñi ngi koy viser ci lu mu mel moom homme d'affaires bi gis nga ko fii ci Sénégal ak njabootam fii lan daal di nekk rek ngir statut de réfugié depuis 2019 Cour suprême nag saisir nañ ko ngir mu daal di annuler arrêté bi nga xamante ni kon autorité sénégalaise yi jël nañ ko ngir ñu daal di yóbbuwaat ñooñu
fële nga xamante ni kon moom mooy ca Turquie ndax buñ fa demee xëy na rek mu la leen fay fekk ku ne xam na ni moom kii di Erdogan ak Gulen mi muy xëccoog moom doy na waar et puis tamit mbiram Idrissa Goudiaby démb kon suba incha allah lañ koy jébal sunu borom Pape Mamadou Seck li mu wax enquêteurs yi mi ngi ci xëyatu yéenekaay bi li itam lu doy waar la xewoon fële ca Ziguinchor ñu ko doon atte ca chambre criminelle ba gis nga ko moom sax dañoo war a atte ko condamné à réclusion criminelle à perpétuité muy Bokar Koli mi nga xamante ne gis nga ko dafa faatoon chef de village Dommondir ak tamit jarbaatam ndax rek seen nag yi nga xamante ne bëggoon na ko sàcc ay jamono. tribune ci jéye ji. ba léegi rek muy loo xamante ni gis nga ko lu doy waar la ñaari nit ñàkk nañ seen bakkan ci daara boo xamante ne la fa nekkoon daanaka 97 taalibe la à la Médina mbir ma rek ba ñu am taalibe yi nekk foofu kon jombeli dina gën a ñaaw ca jamono jooju gis nga ko rek am na ci tamit la xewoon rek fële ca Linguère ba nga xamante ni tribunal bi am na ay sursis yoo xamante ni daan na koy daan ka fa nekkoon directeur hôpital ak ay agent de santé ginnaaw kon gone yi nga xamante ni noo lakkoon li ni mel dinañ ñëwaat ci deuxième partie ci yeneen information yi ci journal bi Walf Quotidien moom ñëw ba léegi rek way ci politique beeg Sonko ak Macky Sall li nga xamante ni duñ ay candidat wante brouillé nañ li nga xamante ni kon moom mooy piste bi jëm ci yooyee élection législative ca jamono jooju gis nga ko tamit indisponibilité médicament yi jëm kon ci wàllu hépatite bi gis nga ko maladie daal ñi ngi yuuxu wàllu ndax rek gis nga ko lu toll kon ci 159 000 francs CFA pour dose par semaine muy lu cher yaa ngi doon wax sànq ne Fatou Kiné dina ñëwaat ak mbiram Pape Mamadou Seck mi les échos Pape Mamadou Seck ngi nii gis nga ko audition bi journal bi daal dina ci ñëwaat kon heure yu bëri fële ca sûreté urbaine bu Ndakaaru ngir ñu daal di koy déglu lan la def ba daal di daw muy évasion be kaka hébergement ak yu ni mel maître Khoureychi Ba li mu wax it mi ngi ci biir yéenekaay bi nga xamante ni kon moom mooy les échos ñëw ba léegi ci mbiram Idrissa Goudiaby yi volte-face bi nga xamante ni kon procureur def na ko daal di renoncer kon à une troisième contre-expertise njaboot gi na gis nga ko enterrement bi demee la ginnaaw kon ñeent fukki fan ak ñeent yoo xamante ni kon ñi ngi jaabanteeg moom ci ay morgue yu ni mel et puis tamit maître François Manka bu meen fi doon dégg barki dem moom it gis nga ko li mu wax daal dinay leer ci njaboot googu et puis tamit Mame Mbaye Niang nee na dina ñëwaat ci jamono jooju Aïssatou Diop Fall même ka am dinañ ko lijjanti ci kanam ñu ngi ci yéen kaay bi bés bi le jour ñëw rek ci li nga xamante ni kon moom mooy ñaari moor maanaam ñaari doomu aadama yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ca Médina encore la Médina ndax du negguleet daanaka at mu jot fële ca Médina ay nit ñàkk seen bakkan ci li nga xamante ni kon moom mooy ay bâtiment yooyu daanu en 2019 kon 112 bâtiments menaçant ruine étaient recensés fële nga xamante ni kon moom mooy ca boobee diwaan ca jamono jooju Idrissa Goudiaby pas de troisième autopsie procureur bi kon autorisé na ñu daal di koy jébal seen borom Ahmed Aïdara mi nga xam ne tamit gis nga ko rek mu daal di rek ak ñu ngi koy accusé ne kon dafa agressé ay journalistes fële nga xamante ni kon moom mooy ca diwaan ba mu nekk ca Guédiawaye et puis tamit ca jamono jooju waa Sénat moom ñi ngi sàkku rek ngir ñu ànd ak dal ci yooyu élection laas daal di ñëwaat ba léegi rek ci nga xamante ni kon moom mooy mariage ak puissance maternelle rek établissement kon filiale paternelle ministre bi ñu dénk wàllu famille yi gis nga ko rek muy nouvelle offensive féminine la ko daal tuddee féministe contre les mâles moom nag muy dossier boo xamante daal dinañ ci ñëwaat bu baax a baax ak tamit taxawaay bi nga xamante ni gis nga ko mbiram code de la famille yu ni mel saa yu nekk mu daal di fi jur polémique fii ci Sénégal hépatite baa ngi noonu kon fii ci Sénégal 9% kon population yi doon am nañ jàngoro ji buñ sukkandikoo ba léegi ci lu ni mel Alioune Ndoye moom it mi ngi ci xëtu yéenekaay bi daal di ñëwaat rek Sonko mi nga xamante ni kon mi ngi radicaliser li nga xamante ni moom mooy ndaw ñi ndax ba mu demee fa li nga xamante ni mooy ca Vélingara nee na bu dee fekkante ne préfet yi tere nañ leen ñu daal di jël seen i carte kon nan buur daal di dajji préfecture yi ngir mën a jot seen i carte Ousmane Sonko kon moom mooy yëkkati kàddu yooyu ca jamono jooju Mimi Touré moom ma nga woon ca Foundiougne gis nga ko moom nee na victoire bi daanaka daal jot nañ ci enjeu bi rek moom mooy taux de participation bi foofu la ko daal di gisee ca jamono jooju Pape Mamadou Seck tamit gis nga ko audition bi nga xamante ni amal nañ ko ca sûreté urbaine Sénat mi ngi woote ak dal jëm ci li nga xamante ni rek moom mooy wàllu woowu et puis tamit nouveau bâtonnier bu ordre des avocats yi tamit li mu wax mi ngi ci xëtu yéenekaay bi di Vox suuf a ca la xew waaw muy accident bi nga xamante ne ca Ndar la xew woon gis nga ko muy Yewwi Askan Wi seen convoi bi lu toll kon ci fukki nit am nañ ciy gaañu kenn kii am na ci blessure bu garaaw a garaaw gis nga ko rek sapeur pompier yi seen njiit am na lu mu ci wax ci jamono jooju gis nga ko El Malick Seck moom ma nga xëccoo fële nga xamante ni mooy ci élection locale ci département bu Linguère nee na Benno day confectionné ay carte ngir rek daal di gagné mbiram fraude électorale kilifaam muy Ousmane Sonko gis nga ko rek attitude am na ñu ko décrier jëm kon ci accusation contre kon coalition de l'opposition yi nga xamante dafa jàpp ni doon jege Macky Sall. le témoin moom. waaw benn homme d'affaires bi nag gis nga ko moom dañ ko rek xaw a discriminer jëm kon ci ay wàllum passation de marché ak yu ni mel ba tax na kon moom mi génn na daal di wax nee na commande publique bi daal liñ ci nemeeku mooy marché yaa ma neex muy gré à gré ak tong-tong bi nga xam ne daal bëgg na ko ñaawlu moom mi nga xamante ni rek mi ngi kon ci mbiram affaire yi et puis tamit déclassement li nga xamante ne mooy mbuurkat famille impact yi ñi ngi gërëm nee nañ Idrissa Seck. Sud Quotidien ci foncier bi. waaw ci foncier ba léegi la daal di ñëwaat ak foncier bi nga xamante ni gis nga ko rek li ñu nemeeku mooy nii de corruption
ger gi daal fa la dana ëppee fii ci Sénégal waa OFNAC ñoo ko wax ci benn rapport boo xamante ni ñu ngi ko doon def ca jamono ji wàllu politique Maurice Soudieck Dione ñu ngi càmbar juróom-ñett liste yi nga xamante ni kon jàpp na ni ñoom ñooy xëccoo ci élection législative tàggat yaram ak record. mooy moom Matar Ba ministre des sports ñëw na rek ci li nga xamante ni mooy jafe-jafe ba am ca fédération sénégalaise bu basket ak mbiram Boniface Ndong financement foot pro ambition yi jëm ci coupe du monde bi daal Matar Ba jiitu buñ sukkandikoo ci journal bi gis nga ko les locaux au complet gis nga ko fële nga xamante ni kon moom mooy ca tubaab Jalaaw jëm kon ci CHAN bi nga xamante ni kon ñi ngi koy waajal baax a baax Sénégal Libéria Aliou Cissé tamit gis nga ko gagné na combat bi jëm kon ci match yi nga xamante ni rek dafa bëggoon ñu daal di koy toxal comme toxal nañ CAN bi fële ca Nigéria finalement kon match yi waroon am septembre après coupe du monde bi lay am buñ sukkandikoo ci record et puis Abdou Diallo tamit gis nga ko intéressé na ren ca France ak West Ham nga xamante ni kon moom mooy ca Angleterre. stade ba tey football. waaw ñoom nag situation baa ngi ni même situation jëm ci avenir kon suspense à quelques mois de la coupe du monde jëm kon ci li nga xamante ni mooy Bamba Dieng ak kii di Pape Matar Sarr ci jamono jooju Mbaye Diagne moom mi ngi noonu kon nouveau sociétaire benn club la bu nekk fële nga xamante ni kon moom mooy ca Turquie moom nag gis nga ko rek moom Pirlo ak moom daal jàpp na ni moo ko convaincre ba nga xamante ni rek bëgg na kon desaat ci li nga xamante ni mooy wàllu football ba léegi. ay te ñu tëjee ak sunu lamb. sunu lamb ak Balla Gaye état de forme bi nga xamante ni ñu bëri daal dañoo jugé na c'est inquiétant et si l'Ac 2 avait raison kon de l'inviter à bosser ensemble maanaam ngir ñu def contact yu gën a waaj combat bi nga xamante ni moo nar a dox ci digganteem. ak kii di Gris Bordeaux. loolu ci kanam incha allah ñaareelu pàcc bi Alaaji Malick dina ci sànni kàddu mais laata loolu dañuy dem Chérif ci benn xibaar bu doy waar muy jëya bi xew ca Médina démb Alaaji Malick mu di ab dal bu fàq daanu ba ñaari nit ñàkk ci seen bakken am na sax ab yëglekaay bu ne encore la Médina ndax Médina dañ fay bés bi le jour voilà dañuy faral di gis ne am na ay dëkkuwaay yu màggat loolu te chaque fois dañ naan dañ koy daaneel du am ba yu mel nii di xew ay bakken di ci rot te mënoon na faa gën a ñaaw dafa mel ni bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu ñu jot. jërëjëf soxna Naata dañuy tàmbali d'abord massawu njaboot gi nga xam ne métit boobu ak naqar boobu tiis boobu dal na ci seen kaw ñi ci ñàkk seen bakkan yàlla na leen yàlla xare àjjana mais mun nañu wax ne mbir mi mënoon na gën a graaw ndax moment bi mu am dafa fekk taalibe yi nga xam ne ñoo fa nekk ñu nekkoon pause mais imaginel taalibe yëpp nekkoon fa lu mel jéye jooju am musiba bu doy waar lay jur alors loolu dafay poser rek avec acuité lu ñu tuddee la problématique de l'effondrement des bâtiments au Sénégal bu ñu fàttalikoo ci jamono yële lu mel noonu bëri woon na fi amoon na fi ba président de la République woote woon ci ndaje moomu di conseil des ministres jëloon problème bi à bras le corps ba am ay directives yu nga xam ni joxe woon na ko ci loolu ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ak ki nga xam ne moo di le ministre de l'urbanisme Abdoulaye Seydou Sow am na ay liggéey bu ñu sasoon benn commission technique bi ñu càmbaree am na au moins plus de 14000 bâtiments sur l'ensemble du territoire yu nga xam ne recensé nañ ko ñu ne c'est des 1400 non 14000 1400 1400 bâtiments yu nga xam ne ci Sénégal gi yëpp 1400 bâtiments yu nga xam ne recensé nañ ko ni c'est des bâtiments à haut risque et la moitié muy les 627 se trouvaient à Dakar donc am na liggéey bu nga xam ne ay techniciens càmbar nañ ko ba teg ko ci table ji mu am séminaire bu nga xam ne amoon na ba ñoom ñu daje fa bañ fa daje ministre de l'intérieur ak ministre de l'urbanisme ak techniciens yi waxtaan nañu ci lan mooy jafe-jafe bi ñu recensé bâtiment yooyu li ci waroon a topp mooy d'abord le contrôle et le suivi et la mise en œuvre de ce qu'on appelle le nouveau plan d'urbanisme mu am ay directives yu nga xam ne commission technique bi joxe woon nañu ko est-ce que tey bu fekkoon ni liggéey bi def nañ ko ni ñu ko war a defee càmbar nañu ko mission de contrôle yi wàcc ci terrain bi ni bâtiment bii kat c'est un bâtiment à haut risque kenn waru faa dëkk ñu jël mesures yi ñu ci war a jël sans pour autant mu am sentiment je pense que du ñu egsi fii et loolu moom mooy li gën a am problème mooy les moyens de contrôle parce que am na inspection générale ni mooy xale bu jigéen bi am fukki at ak juróom-ñaar lii la ñuy wax mais mu wayul tuuru na donc mu am non respect des normes de construction
tey loolu moom mooy le principal problème au Sénégal. mais loolu nga wax sax Alaaji Malick nga baal ma rek ci dog bi dafa mel ni loolu ci boppam moom xawma nan lañ koy waxee sax muy norme de construction yi barki dem moo njaay gis nañ Thiès sóoróor bi daanu déjà li ñu njëkk a wax rek mooy ni ñu ko tabaxee moom moo baaxul loolu boo ca dollee nag bâtiment bi yàgg musiba yu mel nii rek la mën a indi. mais voilà parce que li dañu sérieux problème bi ci ñetti fànn dafa am booy tabax. dafa am lu nga xam ne tey contrôle bu ñu war a def ci matériaux yi ngay utiliser li ñu remarqué mooy bâtiment yu bees yi ñuy tabax ñi koy tabax amul benn contrôle ci liggéey bi ñuy def beneen bi ci des mooy dañu seetlu ni da ngay tabax bâtiment durée de vie bi yàggul dara mu commencé màggat alors que en réalité bu doon ni def nañ ko ni ñu ko war a defaree mën na 30 ans du yàqu beneen bi ci des également moo di ni actuellement nii am na inspection générale des bâtiments am na liggéey bu nga xam ne moom lañ ko sas mais liggéey bi ñu ko sas est-ce qu'il a les moyens de faire ce travail-là donc c'est tout un ensemble de problèmes bu nga xam ne tey bu ñu ciy jógul dès le départ problème rek lay indi nañu contrôler construction yi nañu contrôler matériel yi dañuy jël di defar jël dal bi yan ko lu nga xam ne attanu ko finalement c'est l'effondrement qui va s'en suivre et malheureusement on va encore compter nos victimes il ne s'agit pas de donner des directives ou bien ñu def ay rapports yi bu ñu paree dañ koy dugal ci tiroir yi il faut agir et agir pendant qu'il est temps absolument Chérif Alaaji Malick juñu na ko sànq dafa am ñoo xamante ni tabax moom mooy seen liggéey ci lañ xarañ waaye li ñu nemmeeku mooy daf ci am ñoo xamante ni xamuñu ci lenn ñoom lañ koy dénk ba moom mooy indi njombe yu ni mel parce que quoi qu'on puisse dire am na boo waree tabax di nga jël la certainement architecte wala ingénieur en génie civil ñooñu ñëpp mu ñëw wax la naka lay demee mais fii dafa mel ni damay ñëw jël Marcel rek ne ko damaa bëgg a tabax lii jox ko ciment ak fer rek Marcel diluye fer ba xeer yeeg ciment yi nu ko safee rek ñëw tabax mais noonu la fay demee sax loolu koy problème mooy norme de construction yi fii ñu ko fi respecté dans ce pays Bollywood ba ci sax ay ñoo xamante ne ñi ngi ci dans l'immobilier wala ay bâtiments yoo xamante ne état bi ci boppam moo ko moomal Sénégal on a vu des bâtiments yoo xamante ni ils appartiennent à l'état du Sénégal ñuy menacer ruine demal ci yenn administration ci yenn barab yi di nga ko xam maintenant concernant kaw Médina quand même c'est plus grave parce que comme ni ko Malick waxee def nañ diagnostic bi xam fan la problème bi féete donc parce que rencontre boobu ñun on a même reçu aussi l'inspecteur général du bâtiment mu ñu ñëw wax fii mais yaa ngi wax sànq loo xam te am na solo problème mooy ñoom am nañ ko oto sax boo xam te mën nañ ko déplacer woo dem partout Sénégal te fii buñ fi identifier xam nañ zone yi nga xamante ni fa la ëppee muy Médina googu ak ca Parcelles Assainies bi nga xamante ne en bordure de mer la nekk érosion côtière bi ñu fay am et cetera le sous-préfet de Dakar Plateau on l'entend il dit que suñ jaaroon yoon bâtiment un tiers des bâtiments ak fële ci Médina dañ leen daaneel donc je pense que loolu moo ko sax il l'a dit dans l'élément tout à l'heure moom Djibi Diallo on espère que sax dina réagir ci loolu muy loo xamante ni kon ñoom kilifa yi ñoo ci war a jël seen mesure te loolu du rek même maire yi am na ci partie boo xamante ne war nañoo travailler ak ñi nga xamante ne mooy l'administration surtout ci préfet ak sous-préfecture pour ñu jëli mesure yoo xamante ni daaneel bâtiment yoo xamante ne ay menaces lañ ci dundinu askan wi parce que bu fekkante yow da ngay xool lu neex nit ñi wala danoo nekk ci jamonoy élection nga xamante ni soo ko defee am numéro et cetera alors que bakkan moo gën a fort parce que ñaari vie yi nga xamante perdre nañ ko ci xale boo xamante ni comme à la fleur de l'âge loolu quand même mënoon koo accepter daaw na ni daaw tam am benn góor boo xamante ñàkkoon na bakkanam chaque année maintenant dina am ku ñàkk sa minimum ku ñàkk bakkanam ci affaire bâtiment yoo xamante ni mi ngi daanu donc ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorités yi que ça soit les autorités locales ak administratives war nañ cee def seen kéemtulaay kàttan ba daaneel bâtiment yooyu comme ni ko directive bi waxoon parce que ndaje moom on l'a assisté ici Ablaye Sow bi ñu ko fi doogoon na moo fi génn def le point bi mu defee le point ba pare nag on s'attendait à ce qu'il y ait des mesures mais mënuñ chaque fois ñoom ñu mel ni ay syndicats lan parce que ñoom laajoon leen ñuy def constat c'est d'agir pour quand même mën a sauver ñi nga xamante ni quand même mooy ay filles parce que day loo xamante ni quand même trop dur bërki démb amoon na également Kër Mbaye Fall ci même ça va encore continuer di surtout ak nawet bi ci lay gën di bëri xoolal 97 talibé imagine 97 talibé yëpp nekkoon ci bâtiment bi moment kon tey leneen la ñuy wax rek tey ji bu ñu fa nekkoon xañ na leneen la ñuy wax Marcel parce que 112 bâtiments Médina rek c'est 112 bâtiments sur les 627 dénombrés à Dakar 100 yi maanaam plus d'un sixième yi ñu ngi foofu ca Médina di rejoindre un petit peu El Hadj Malick Thiam di masawu quand même la famille qui est endeuillée et puis quelques jours avant cela ñu ngi koy wax sànq waa Kër Mbaye Fall avec la fillette bi nga xamante ne juróom ñeenti at la amoon au-delà de tout ça man je me demande même est-ce que li ñu recensé finalement ça reflète réellement li nga xamante ne moom mooy nombre de bâtiments exacts yi fi am
yoo xamante ni ça menace de ruine malheureusement dafa mel ni rek Sénégal bu fekkee ne jéye yu mel ni day am drame yu mel ni day am dafa mel ni foofu la ñuy yeewoo constater le drame et puis bëgg ci jël ay mesures on a pas eu de cesse de rappeler l'histoire du bateau le Joola nga xamante ne daf ci am benn drame l'un des drames les plus catastrophiques je pense de l'histoire du Sénégal et puis jàngun ci malheureusement du monde même Sénégal est l'un des plus du monde. Voilà maritime et ironie du sort pour ne pas te couper U2 bi nga xam ne rescapé la tey kër gi mu dëkk moo effondré wu imagine le suivi qu'on doit avoir sur le plan psychologique pour ce monsieur. C'est ça et puis chaque jour dafay mel ni on n'apprend pas de ces terribles leçons et par la suite drame yi dafay reproduire wu ndogalu yàlla moom dëgg la am na mais tamit comme on dit loxo nit moo ngi ci loxo nit daf cee war a njëkk nekk voilà dara di xew. donc di masawu waat image yi ñu doon wane sànq ni Chérif Touba la xewee woon. bii moom yàlla bi nga xam ne dañu ko doon tabax te pareegul sax n'est-ce pas. bii moom yàlla ci defoon sax sutura parce que on était à quelques jours du màggal heureusement booba nit ñi mbooloo mi commencé mais bu doon jamonoy màggal tey catastrophe parce que ñun liñ fa la ñu fekkoon ñu nekkoon di waajal màggal gi bâtiment bi xëy rek gis nga ko ñun amoon na sax ay ñoom taala sax moo xam ne suñu cameraman seeni matériel audiovisuel ci immeuble bi la nekkoon fa la doxal mais heureusement kenn nekk fa woon y avait pas eu de mort mais bu doon période 2 jours avant màggal gi catastrophe. et puis di fàttali aussi par exemple au sud en 2018 génne woon nañ tamit ay rapport di wane ne par exemple qu'à Ziguinchor il y avait 384 bâtiments qui étaient menacés de ruine à Kolda également 230 bâtiments donc bàyyi xel tamit effectivement Dakar moom c'est la catastrophe si j'ose dire mais am na yeneen bërëb ci Sénégal yoo xamante ne tamit liggéey bi war nañ ko def en profondeur. techniciens yi def nañu seen liggéey def nañu seeni rapport jébbal nañ ko kilifa yi jëfe moom moo ci des te jëf gi nag kilifa gi moom moo ko yor le ministre de l'Intérieur est interpellé le ministre de l'Urbanisme est interpellé le président de la République est interpellé parce que moom moo joxe woon ay directives en conseil des ministres pour les maires aussi et les maires aussi en conseil des ministres pour wax ni problème bi nañ ko jël à bras le corps si le problème maintenant persiste il faut prendre des sanctions. On avait recruté c'était ça le projet de recruter 50 agents donc affectés à raison de 2 agents par région. Bon, on se demande est-ce que loolu voilà est-ce que non seulement amuñu IGB mooy inspection générale bâtiment oto bu ñu déplacé amuñu moyen ñaari nit sax naka lañ mën a lijjantee et le ministre leur avait dit que ñàkk moyen du lay loolu la leen Ablaye Sow waxoon mais ku amul moyen nan ngay liggéeyee mënoon na nit ki dama nga liggéey ba pare nag boo ko jox lu muy liggéey en tout cas comme ni ko Malick waxee sànq rek di jaale bu baax a baax njabootu ñooñu ñàkk seen bakkan di ñaan suñu borom ma yërëm leen te xaare leen aljana yi gën a kawe léegi dañuy sóobu ci beneen rubrique muy un jour au Sénégal un jour dans le monde